mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi comme ni ñu koy faral di defee rek saa su nekk ñaari ay bés bu nekk ñu dikkaat ak yéen fii di leen présenter seen émission li ci diaspora bi. li ci diaspora bi nag comme ni ngeen ko xamee ma koy def ak suma naataango Baye Diouf bi nga xam ne moom moo jiite rajo defaral suñu bopp laata nag ñuy dugg ci ponk waxtaan gi tey damay bàyyi suma naataango Baye Diouf mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Diaspora Vision di ñu déglu it ci rajo defaral suñu bopp Baye ñoo ngi lay dalal. waaw Augustin maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm foog naa ne wax dëgg yàlla émission bi léegi gis nañ ne plus muy dem ci kanam rek nit ñaa koy gën a sopp di ko suivre. kon nag lépp luñ ciy wax rek wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan mu nekk njëriñ. ci ponk bi ñuy dugg nag kon mooy coow lu jib nag jëm ci modèle d'origine sénégalaise bi ñuy wax Matifal Diba te ñu defoon ko ci couverture benn magazine de mode. mannequinat ak yi ni mel fii ci Italie mu indi ak coow ndax der bu ñuul la Baye Diouf mu mel ni yooyu it jot nga ci am ay xibaar yu bëri ci semaine bi fii ci biir Italie lan nga ci mën a indi comme ay leeral. waaw alors vraiment ñuy féliciter Matifal Diba mu nekk modèle mais suñuy wax modèle Italie muy mannequin suñ koy wax mode bi moo tax. monde de la mode. parce que ñëpp xam nañ ne ci Europe. Italie ak France ñooy pays de la mode. dëgg la. Milan dëkk bu mel ni Milan dëkk bu mel ni Firenze su ma yeboo ne mode moo ko téye. dëgg la kon suñu amee suñu doom bu ndaw bu am 18 ans fan moom la am. waaw su yàlla defee te dégg naa sax moom yàggu ci mois de juin dernier la ci commencé. su yàlla defee photo ñu def ko ci première page de couverture bu Vogue. Vogue nekk magazine de mode bi gën a siiw ci Europe. muy am Vogue France Vogue Italie ñooy ñaari Vogue yi gën a am doole ci Europe. wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan yàlla def na donc mu am un début de carrière macha allah fulgurant. bu prometteur boo xam ne dañ koy ñaan yàlla rek mu amal ko njëriñ famille am. mbir mi nag comme ni nga ko xamee bi mu génnee. affaire yi racisme daf cee dugg maanaam benn conseiller Lega bu nekk parti Salvini ne te xale bi wax dëgg yàlla nationalité italienne sax la am léegi. mu ne du beauté italienne beauté italienne nit ku weex lay doon. te ñëpp gis nañ ne Italie xeet yëpp a ngi fi nekk nii. kon nag daf mel ni moom dafa bugg a beddoo moom sax wax jooju jiggu ko parce que conseil municipal ba mu dëkk. dañ ko mujj dàq. waaw. dañ ko génnee ci loolu. alors mbir mi bi mu amee suñu xarit parce que il faut donner à César ce qui est à César suñu xarit Pape Khouma. nekk journaliste depuis très longtemps. fii ci Italie parce que démb rek mu may woon ay articles yu mu bindoon 1994. jàgg na ci journaux yu mag yi nekk fii yàlla def aussi Pape Khouma nekk ci première sénégalais. yu wàcc fii ci dëkk bi. parce que koo xam ne premier séjour en 1987 la. yàgg na xam nga loolu yàgg na. yàlla def na moom yàgg na mbirum racisme yàgg na koo topp. ci gëstu parce que yëpp depuis presque plus de 30 ans ci loolu la nekk. moom moo ma oo naan ma ngir yàlla neel Mati bu mu tontu. fekk na sax Mati defoon na déjà benn interview ci Repubblica. dëgg la mooy élément bi ngay passé. mu ne ko neel buñ tontu mu ne lu tax bu mu warul tontu mu nekk dëgg tamit parce que man sax def bind naa ci suma Facebook nekk bu mu tontu parce que mode dafa nekk un monde particulier un monde de qualité. jaloux noir muy nga nekk nit ku ñuul wala ku jaune wala ku weex suñ la defee ci Vogue dina am ñum neex mais dina am ñum naqari. dëgg la parce que ku siiw rek sonal nga sa bopp. waaw et puis magazine yooyu ñi gën a nag faral di gis mooy tubaab yi der yu weex yi. mooy tubaab la ñuy yow. donc bu ñu automatiquement Vogue histoire am sax ci histoire Vogue. problème racisme boobu daf ci yàgg am. depuis ba mu nekkee France. depuis Vogue France ba mu juddoo. kon nag ba loolu amee wax dëgg yàlla ñu doon ñaan rek xale bi su fekkoon ne sax teeloon nañ ko xam peut-être sax du tontu parce que mu ngi door a commencer il faut pas ñu dugal ko ci carcan lutte contre le racisme dafa nekk beneen monde boo xam ne dafa bëri ay xeex ak ay yàqante. mais nag ci contexte bi ñu nekk particulièrement ici en Italie pour man tamit waroon na mën a tontu d'une certaine manière parce que tamit yu mel noonu bu ñu koy bàyyi muy dem day gën a sax. fii ci biir dëgg xam nga li tax ñu doo wax ne mënu c'est vrai tontu na sax te tontu na tontu bu rafet. bu rafet manière intelligente. effectivement vraiment macha allah. xale la 18 ans la
mais 18 ans vraiment c'est une petite jeune fille. dëgg la 18 ans. demagul fenn waaw demagul fenn. tontu na tontu bu rafet avec beaucoup d'intelligence. mais liñ do xam nga ñu ngi dugg këram wane papaam wane photo ay saar loolu yëpp da koy éloigner du monde de la mode. loolu day nekk affaire de coronaka lañ koy wax. affaire yi fait divers lañ ko bugg a def. te nag Vogue ku fa feeñ rek presque gagné nga quelque chose sur le racisme. Vogue ku feeñ ci couverture Vogue kon nag liñ ko doon ñaanal rek moo di ne liñ ko doon wax rek parce que lu njàgg gis la xam nga Balotelli dañoo dem ba ñu ngi ko yàq parce que day kaas di coow nekk ci stade bi ñu ko yuuxu parce que loolu dañ lay objectif bi nga yoon wi nga nekk lañ lay jéem a perturbé. si seen jàngat daal maanaam ensuite ay instrumentalisation lay jur quoi yoo xam ne mën na la indil ay gàllankoor si sa carrière bëgg a dévier quoi. muy indi ay gàllankoor si sa carrière. te xam nga ñun suñ culture lépp wax na ko xam nga wax naa ko fi. xam nga Youssou Ndour woy na fi doxal sa dox. waaw xam nga wax na ko. mais yow da ngay déglu musique de. waaw dañ koy déglu kenn ñi temps. doxal sa dox. la woykat. waaw yaakaar ne ay jazz ngay déglu yooyu sax. mais xam nga rek ñun nag lépp on est multidimensionnel. waaw ba tey ay dañuy laal ci dañuy déglu. xam nga donc suñ culture muy Youssou Ndour woy na ko doxal sa dox. moo di ne sooy def dara lu baax bu la kenn divertir ñooñu di la xas dañ lay jéem a divertir da ngay am na ñeneen nag ñoo xam ne. bu leen toppatoo. waaw bu leen toppatoo. soo leen toppatoo puis xale la 18 ans vraiment kooku. xale la bébé la. dëgg la. tax journaliste république bi dem këram filmer famille am yooyu yëpp waru sax dugg ci loolu le coup est parti mais dañ koy ñaanal yàlla na mu gën a dox parce que monde de la mode du lu yomb papaam na xam ne du nekk du lu yomb mais nag nañ ko bàyyi mu def mode na wane photo mi Instagram yu nice dañu wane rafetaayam. xeex bi foofu la. voilà laata sax ñuy xuus di ko gën a yaatal dañuy seetaan élément bi nga xam ne rek suñu naataangoo yi nekk ci la Repubblica def nañ ko foofu nga xam ne rek fa la Mati Fall Diba dëkk ca Campo avant nag ñuy dellu siwaat ci plateau bi gën a yaatalaat waxtaan bi. Mati Fall Diba nekk top modèle cosaanoo ci réewum Sénégal di dund nag fii ci réewum Italie. ci taaram magazine gi nag di Vogue bokk nag ci ñu gën a ràññee fii ci réewum Italie ci wàllu mode mannequinat style ak yi ni mel tabb na ko nag ci couverture am ci numéro bi ñu mujjee génnee loolee nag di ndam lu rëy ci carrière am. Mati Fall Diba Sénégal la juddoo waaye mu ñëw nag fekk si ay waajuram ci diwaanu Vicenza ci dëkk bi ñuy wax Campo bi muy am juróom-ñeenti at gannaaw ga nag mu am nationalité italienne ci bi muy am fukki at ak juróom-ñett mu jot a défilé nag ak ñu ràññee lool ci wàllu stylisme fii ci Italie ak bitim réew niki Yves Saint Laurent Valentino ak i ay styliste italien yu bare. waaye nag ni ñu ko tabee mu nekk rek rafetaay doomu Italie ci couverture magazine googu di Vogue jur na nag ab coow belaw nag dem sax bi ci wàllu politique ndax deram bu ñuul ñu teewlu ko nag ci kàllaama italien waaye it des nañu rek déglu ay waajuram laata nag ñuy ubbi ab waxtaan ci ponk bi. Io non voglio parlare sul fatto del razzismo. L'Italia è formato da tante persone e nel giro del tempo anche di persone di etnie diverse, quindi il fatto che ci siano più persone in questo paese significa che ci sono più bellezze in questo paese e quindi il poter comunque dire che l'Italia è formata non solo dalla bellezza che è tipicamente italiana, cioè quella bianca, che vabbè è quella, però bisogna anche capire che in Italia ci sono altre persone che comunque sono magari nate anche qua, che sono, vabbè, nera, che hanno messo me in copertina, potevano metterci anche, come posso dire, una cinese oppure chiunque altra persona, sarebbe comunque stata una bellezza italiana, perché magari l'Italia è l'unico paese che ha visto. È bello sapere comunque che ci sono tantissime persone che mi supportano e tutto, però comunque quegli altri che pensano quello che hanno detto è un loro pensiero, una loro mentalità, io non posso farci niente, cioè non è neanche un mio compito cercare di cambiare ciò che pensano loro. Sono 28 anni qua, ogni giorno mi alzo alla mattina per andare a lavorare per mantenere mia famiglia. La mia moglie non voleva suo figlio diventa modella, che tante persone hanno cercato da 14 anni lei, la mamma ha detto no, fai a scuola perché deve studiare.
Sono io che ho lasciato l'anno scorso mia figlia, andava a Londra, Parigi, per tutto, per fare su la cosa che lei vuole. Sono io che ho tirato i miei soldi e dato a lei. La persona che ha parlato male mia figlia, io gli perdono. Sua mentalità è così. Una che ha una mentalità che non è buona, non sono io che deve cambiare lì. Ho sentito queste parole non una volta, non due volte, e allora si fa male. I miei compagni di classe mi hanno protetta, sono dei ragazzi bellissimi che comunque mi sopportano ogni giorno e tutto. E sinceramente a Chiampo mi sono sempre trovata bene e anche quando sono arrivata con i miei compagni di classe alle elementari, comunque medie e superiori, gentilissimi, e mi sono sempre trovata bene, mi sono sentita accolta e tutto. Finire nella copertina di Vogue è stata una cosa bellissima, come ho detto già nel mio post su Instagram, rappresentare comunque ciò che per me è la mia seconda casa è una cosa bellissima, un onore direi. Ho iniziato solo a giugno, quindi non mi aspettavo di arrivare così in alto in così poco tempo. Con tutte le persone, ragazze africane che ci sono in questo paese, vedere una copertina dove c'è un'altra nera ti rappresenta di più, nel senso che è bello vedere in una copertina anche persone bianche e tutto, però non ti senti rappresentata essendo di colore. Quando vedi una persona di colore su una copertina, una persona che assomiglia a te, dici posso farcela anche io. Vedo questa nera, io sono nera, questo mi rappresenta, aiuta anche i paesi a fare passi avanti. jërëjëf Sophie ci élément vidéo boobu te waa Republica def ko foofu nga xam ne fa la Maty Fall Diba dëkk ak li nga xam ne moom mooy xalaatam sax ci li nga xam ne moom mooy coow bi jëm ci moom Baye lan nga ci gën a mën a yokkaat. waaw li ma ci yokkaat rek mooy toujours rek moo di ne nañ vraiment nañ ko ñaanal jàmm que lancement boobu mu am mu nekk lu yàgg lu raw loolu comme ni ma ko waxee lutte contre le racisme nañ ko bàyyee ñi nga xam ne ñoo koy def xam ko. waaw il faut nga nekk jonki nekk woyu pour mën def lu loolu. pour mën a defanteeg ñoom daal ñu mën defanteeg ñoom te xam nooy defanteeg ñoom. parce que am na ci wax yoo xam ne su ko fi nit waxee sax mën nga ko yóbbu tribunal mais on voit mal Maty à son âge. au début de sa carrière. muy dem ci ay procès yu mel noonu. te comme niñ koy waxee bëgguñ ñu divertir ko mu ngi doxam nañ ko bàyyi mu doxam quoi. te dox boobu muy dox mu gën ci améliorer moo gën wax dëgg yàlla mbir moomu. papaam na ko jàppal gis naa ne kat nee na moom moo ko bàyyi sax muy dem di wane rek aussi suñ doom yi fi juddoo yi fi màggee dañu am na yeneen possibilité yoo xam ne. ñun xamuñ ko. pour ñu réussir ci réew mi. moom ci interview sax dégg nañ ne depuis 14 ans lañ ko tàmbale di ko xëcc pour mu dugg dans le. mais yaa d'accord loon. mais papa ci d'accord na. di wax ne nag bu ñu am préjugé ci yenn secteurs yi comme mode naan waaw mode day yàq nit lu yëpp ay wax la. nit ki su amee benn encadrement bu baax rek lu nekk mën na ko. mën na cee génn muy mode muy football muy musique suñ doom yi ay yeneen monde yoo xam ne. dafa ubbeeku nekk possibilité boo xam ne que ñun immigré yi bi ñuy ñëw. loolu taxu ñoo jóg waaye nag wax dëgg yàlla doom yi fi juddoo fi lañ dëkk li ñuy def rek mooy ñu yar leen yar bu baax wax leen nañ gëm seen bopp. nañ gëm liñ nekk nañ gëm seen ne nit ñu ñuul lañ sénégalais lañ même su nekkee nekkee italien aussi. mais nañ gëm loolu. loolu foog naa lañ war a def ci ñoom rek mais bañ leen tëj parce que nag. mode nag ku fa réussir nag wax dëgg yàlla foog naa ne tey salaire yi modèles yi rek mu ngi yem ak à peu près salaire yi 100 ouvriers fii ci dëkk bi. benn défilé rek boo ko defee daanaka am nga xaalis bu dul jeex. te moom sax gis nañ ne ay styliste yu mag. ay Valentino ay Yves Saint Laurent jot nañ ko. maa ngi gis ci Instagram Maty. Naomi Campbell di ko félicité. donc am na avenir. am na avenir donc li famille am war a def rek mooy nañ ko jàppal mais buñ ci dugg di ci feeñ di wax à sa place. d'accord parce que day xajam waaw mode soo ci bokkul rek nañ ko bàyyi rek muy wax affaire yi mode muy feeñ ci mbirum mode. concentré wu ci liggéeyam parce que wax dëgg yàlla mën na ci jëriñ boppam mën na ci jëriñ njabootam. ba yóbbu njabootam foo xam ne sax yaakaaru ñoom pour am ko. dëgg la parce que mode wax dëgg yàlla c'est le poumon de l'économie italienne c'est le poumon du monde. poumon mooy yore mode. xaalis bëri ay milliards. xale bi nag su ci commencé li nga koy ñaanal rek mooy jàpp tey macha allah nag xale bi
xale la mais wax dëgg yàlla interview bi ñu ko defal rek lañ waroon ñëwoon sax wane leneen. dëgg daf cee wax ci rafet daf cee wax ci italien yu jekk. mënoon na yem foofu. ak un accent vénéto extraordinaire. di la wane ne fii la juddoo italien la bien que der gu ñuul la te ay papam ay Sénégal la juddoo mais fii la yaroo. d'accord à l'âge de 9 ans. d'accord kon naa la fi ñëw. ça fait 9 ans mu nekk ci réew mi mais da ngay gis ne xale italiens yi dara lañ ko yóbbul. dëgg la intellectuellement ak ci ni muy waxee comportement bi rafet na kon nag li may def rek mooy ñu ñaanal ko mu jëm kanam quoi encore une fois di ko wax rek na dox ci doxam comme ni ko Youssou Ndour di faral di wax na dox doxam rek. bul toppatoo daal ñeneen ñi. waaw bul toppatoo ñeneen ñi waaw. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi ci mbir moomu rek jëmoon ci Mati Fall Diba nekk modèle fi am 18 ans te coow jib ci kawam ndax li mu nekk nit ku ñuul te ñu def ko ci couverture magazine de mode boobu nga xam ne moo di Vogue Italie. kon nag maa ngi lay gërëm Augustin di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yëpp ba beneen yoon. Njoko Njal ni ñu koy waxee ci séeréer Baye Diouf di gërëm it mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan fii ci Italie ak ci bitim réew parce que ñu bëri dañuy seetaan fële ci réewum Sénégal di leen jox dig daje beneen ayu bés ak yeneen thème di gërëm it Sophie Dior bi nga xam ne moo nekkoon ci régie technique bi tey di leen wax jaajëfate ba beneen.